gannaaw bañ leen nuyoo yi nga xam moo gën a sell ci nuyoo yi mbégte gu rëy lañu am ci dellu si waat fii fas yéene dégg leen seen émission bi di jàkkaarloo askan wi. jàkkaarloo askan wi kon ni ma koy faral di waxee émission la boo xam ne nii yéen askan wi yéen a ko tax a jóg dañuy sol suñuy dàll fekk leen ci seen biir gox wala sax ñu fekk leen ci seen biir barabu liggéeyukaay dajale leen waxtaan ak yéen ci seen i jafe-jafe su ko defee ñu jéem a xool ana yan pexe ak yan yoon la ñu war a mën a jaar ba jéem ci indi saafara. tey jii nag seen émission jàkkaarloog askan wi dafa seqiwaat ay jéego yu ñëwaat ci gox bi nga xam ne ñu naan Guéréo wuy si waat collectif des riverains de Guéréo di maanaam collectif bi nga xam ne moo ëmb mboolem doomi aadama yi nga xam ñoo dëkkee ci gox bi ñoom ñoo ñu fi woo tey ñu wuy si leen seen jafe-jafe yi nag bari na li ci gën a fës moom moo di problème mu suuf dara gën te metti nga jël say millions gënd ko ci ab terrain di waaj a tabax ñoo la fii doo ko fi tabaxee ndax lan ndax nee nañu suuf soosu lay jël nañ ko daal di koy jaay ab tubaab lan moo tax ñu jël suuf soosu lay daal di koy jaay ay tubaab lan moo tax gouvernement bu Sénégal jóg rek ne fii ci Sénégal boo amul doole rek daanaka doo fi dëkk laaj si ak yeneen laaj incha allah rabbi moom la ñu fas yéene waxtaanee ki nga xam ne moo di Souleymane Faye moom mu ngi bokk ci collectif bi kon Souleymane li may def mooy jox la kàddu gi nga nuyoo su ko defee ñu daal di dikk ci li nga xam moom aju ci wàllu waxtaan wi Souleymane asalaamaaleykum. waaleykum salaam Seydina. donc ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant seen teewaay fii si Guéréo. man ma ngi tudd Souleymane Faye dëkk fii si Guéréo. Souleymane Faye ñu wax ci wàllu Guéréo dañu gis ne Guéréo dëkk la boo xam ne nii dafa bëri loolu wàllu coow rawatina ci wàllu ko suuf mu mel ni dañuy wax ne dëkk moom buy xas di màgg rek daa fois da ngay jékki-jékki gis nit ñëpp day màgg uti di fa waaye ñàkkul ne dina am ay jafe-jafe ma bëgg ñu dellu si waat ci problème yooyu lan moo ko war a exactement. merci beaucoup donc problème yi nga xamante ne moom la ñuy dund guddi yi ñu toll nii si wàllu suuf fii si Guéréo dafa toll ne Guéréo boo xoolee un peu dans la petite côte Guéréo moo fi dekk réserve foncière Guéréo moo fi des Guéréo moo fi des googu mu fi des nag ak dëkk bi màgg gi nga xamante ne moom lay màgg ak nit ñi ni nga xamante ne noonu la ñu mel léegi si suuf loolu moom moo indi jafe-jafe yi. mooy di jafe-jafe maa ngi si naka. jafe-jafe yi mooy à chaque fois dañoo seetlu dañuy jël suufu Guéréo di ko attribuer ay nit au dos de la population maanaam dañuy jël suuf si di ko joxe te du ñu ñëw ñi nga xamante ne ñoom moom suuf si du ñu ñëw laaj leen seen xalaat loolu moom mooy li ñuy xamante ne moom la ñuy jooytu ba tëdd si nawet bi métti nañu lool ñun boobu Guéréo. écoutez parce que ñoom bu ñu ñëw aussi du jékki-jékki ñëw directement ci population bi ne leen suuf si kat dañ koo soxla dañ koy jox ay nit ñàkkul na ci biir dëkk bi y a des gens yoo xam ne ñoom ngeen délégué wala municipalité bi quoi pour que vraiment ñu mën a gérer loolu. non loolu dëgg la en général lépp la nga xamante ne moo lëm si wàllu suuf balaa nga koy laal si dëkk mënoo muus mucc ba doo laal ba doo jaar si collectivité locale bi mais léeg-léeg boo jëlee lu mel ni cadre décret bi nii décret bi ñu koy def on l'a fait au dos de la commune bi amul benn gisee bu ñu gisee ak ñoom amul benn yoon bu ñu leen laaj te en général si ni nga xamante ne noonu lay doxee li ñu si xaw a am as tuut si xam-xam mooy war na am au moins un acte administratif boo xamante ne mairie bi wala commune bi ñoom ñoo koy joxe mais loolu amu si commune bi ba décret la boo nga xamante ne daal dafa jékki rek dal suñu kaw dal bi mu dal suñu kaw nag mu nekk loo nga xamante ne te laajuñu ñu benn yoon suñu xalaat. nekk nañu maanaam dañuy jël décret jël seen suuf daal di koy jox ay borom doole te municipalité bi nga xam moo représenté population bi yëguñu ko. absolument exactement noonu la def. maanaam loolu la leen maire gëmloo moom. loolu la ñu wax wala moo am. loolu la ñu wax te conseils yi nga xamante ne on a de très bons rapports ak ñoom bi ñu ñëwee taw ak ñoom loolu la ñu wax ñun tamit bi ñu defee suñuy gëstu loolu ñi nga xamante ne ñoom loolu li ñu suñu gëstu en tant qu'intellectuel ñun tamit am nañ si lu leer ne ils n'ont pas été consultés. ok léegi décret fu mu bàyyeekoo. décret bi mu ngi bàyyeekoo si président Macky Sall mu am benn vice de forme boo nga xamante ne ñun ñu ngi ko seetlu si décret bi boo xoolee décret bi 401 ak 402 mu ngi génne février 2018 mais amul benn yoon si biir décret bi foo nga xamante ne c'est nommé Guéréo bi ñu si bind Guéréo dañuy wax ne rive droite bu Somone noonu lañ koy tënk noonu lañ ko moolee si doon si décret bi léegi bu ñu ko moolee noonu si décret bi yow boo nekkee su nekkante ne tey administratif da nga naan ñun kon li ñuy wax du Guéréo nga toog jàpp sa njàmbur mais ñun dañu xam ne loolu ñuy wax suuf soosu ñuy wax suufu Guéréo la moo tax ñu jox bu ñu toogee su suñu njëgënaay tëdd nelaw suuf soosu la ñuy jël
ñu toog ëllëg nag ñu naan pourtant décret bi génn woon na de gisoon ngeen décret bi loolu la ñuy bañ nag donc le décret a été mal libellé vice de forme da see am ba pare ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko signaloo président Macky Sall dafa nekk ñoo nga xamante ne njëriñu Guéréo taxu leen jóg xam nga loolu moo leen tax a def mais njëriñu Guéréo taxu leen jóg te ñooñu ko def il ne maîtrise pas la zone su nekkente ne maîtrise wu zone bi am na kee nga xamante ne mu ngi seen ginnaaw ku maîtriser zone bi moom moo leen di influence donc muy le phénomène de lobby. est-ce que am ngeen benn idée ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw décret bi. Decameron. Decameron. waaw mooy ki nga xamante ne moom mooy le propriétaire de Baobab muy hôtel bi nga xamante ne moom moo jàkkaarloo foofu si site bi nekk beneen côté bi nekk biir Somone kooku moom wóor nañ ne mu ngi si gannaaw. à part moom. non mënuñu indexé ak kenn parce que suñu collectivité locale nee na ñoom yëguñu ils n'ont pas donné un acte administratif. non parce que xam nga Decameron moom c'est ab opérateur la rek. nekk ci dëkk bi. waaw ok war mënta am yenn doole di influencer état bi pour à ce que mu signé ay décret peut-être am na ay autorités yoo xam ne si ginnaaw di ko dooleel par rapport à ça. absolument am na ay décret mais am na ay autorités yoo nga xamante ne ils sont derrière mais ñooñu topp nañ booba léegi ñu ngi toog ñu ngi fëgg ñu ngi gëstu ñu ngi dugg si dans les réseaux sociaux pour jéem a indexer mais on voit pas mais wóor nañ ne daal Decameron moom c'est lui le noyau et il y a des gens qui sont derrière mais ñooñu on peut pas les tenir par la main man bu ñu leen jàppee nag nañ xam ne waa Guéréo jàpp nañ leen. mais léegi boobu léegi xeex bi yéen a koy xeex ndax mën naa xam ba évolution fu mu toll. xeex bi pratiquement on ne sent pas ak sentir ñu si benn évolution maanaam loo nga xamante ne à part lu politique li nga xamante ne sànq sama grand bi wax na ko mu tekkoon place bi ñu toog nii El Hadj Omar Youm directeur de cabinet wax ko fi ne Guéréo décret bi fekk c'est une doléance de la population de Guéréo bi ñu fi ñëwee si élection présidentielle yi mu ne ñu décret boobu Macky Sall dina ko teg si suuf mais boobu ba léegi ñun sentiruñu ne décret boobu teg nañ ci amul nag benn yëngatu bu am sa site ba bu wane ne Decameron mu ngi commencé di def ay mu ngi commencé di investir foofu non loolu amul mais ñun tamit sentiruñu ne le décret li ñu waxoon li ngi joytu sentiruñu ne ñu autorités yi nga xamante ne ñoom ngànk Sénégal sentiruñu ne ñoom yëg nañ ne population Guéréo mun na lii nañ ko teg si suuf. boobu la yéen a ngi xeex est-ce que doo leen xëy benn jour rek ngir Decameron ak dooleem. loolu la ñu ragal. loolu la ñu ragal moo tax ñu ngi changé waat moo tax ñuy organiser boobaa nag ñun ñëpp population Guéréo yëpp ñu dem ñu tëdd foofu sa site ba. noonu la ñuy def il va marcher ñoom ñu dëgg suñuy koor jàll wala ñu jël suuf sa rek incha allah. à part ça Guéréo ñëpp xam nañu village la boo xam ne ni bëri maanaam am na bayre ci dëkk bi macha allah. dëgg la problème foncier posé wu na mais ñàkkul na aussi am na ñaar wala ñetti problème yoo xam ni occasion lay doon ngeen suru xaale ko si émission bi pour kilifa yi nga xam ne ni déglu mën ci day saafara. ok beneen bi nga xamante ne moom laa si bëgg a gën a toftalaat pour gën a dëgëral pour wane un peu li nga xamante ne mooy danger bi nga xamante ne moom mooy suuf suñu war a jox Decameron fële mooy domaine fluvial bi mu nga xamante ne moom la déclassifié domaine fluvial bi moom mooy lagune bi lagune boobu noonu Decameron xam nga lan mooy dagg xol bi mooy payotte yooyu nga xamante ne ñoom ñoo longé foofu ay doomu Guéréo taxawal ko fa di si daan seen doole mu nekk benn genre concurrence moom la gis noonu la ko gisee ñoom jàppewuñu ko sax concurrence ndax ñoom dañoo installé wu si seen rive di accueillir ay clients di leen ñuy ñëw foofu di bànneexu loolu moom mooy dagg xolam beneen bi si des mooy lagune bi depuis 99 lañ ko def réserve naturelle d'intérêt communautaire ñu 4 villages seexu ko muy Somone Soroxasab Thiafra Guéréo ñu organiser wu de telle façon ba nga xamante ne il y a des retombées économiques yoo xamante ne dañuy dem directement ci population wu Guéréo di dem directement ci population wu Soroxasab di dem directement ci population wu Thiafra di dem directement ci population wu Somone à travers les groupements de femmes à travers les ASC communes yi nga xamante ne ñooñu seex muy commune Somone ak commune Sindia ñoom tamit am nañu seen pourcentage ci retombées yi nga xamante ne mooy génn ci lagune bi léegi loolu boo ko ñëree jël nga tëxañ lépp booleeg suufu population bi ne ko am Decameron mu dem léegi ñun fu ñu jëm. Decameron ko bëri na doole am. bariwul doole am sax beneen bi mooy tali bi suñu tali bi moom ni ma ko waxee léegi c'est une doléance légitime bu Guéréo tali bi moom mooy seen problème suñuy papa yi dox nañ see dox ba ñu nga tëdd fële yàlla leen yàlla yërëm ñun ñi nga xamante ne ñooñu jiitu ci développement wu Guéréo dox nañ si ba toxi nañ ñun nag ñun ñoo ci toll
daje nañu ak Macky Sall promettre nañ ko commencé nañu travaux yi mais depuis boobu ba léegi ça fait plus de 6 mois affaire yi dafa taxaw mu ñu nekk nag mu jaaxal ñu lool ñu lancer un cri de cœur. parce que muy fi ñëw avant élection yi la woon. ba muy ñëw avant élection yi la woon. dañ ko doon def pour leurrer population. non je ne crois pas. gëmu ne dañ ko doon def pour leurrer ñu. il faut le dire Souleymane si. non dama jàpp ne c'est un projet la boo nga xamante ne exigence su Guéréo la Guéréo moo soxla tali mu ñëw du ñu defaral tali. Guéréo moo soxla tali ñu ñëw du ñu defaral tali. waaw mais man gisoo ma noonu man dama gisee ne dañ ñuy defaral. waaw rang-rang la mais dafa nekk projet boo nga xamante ne dafa am difficulté ñun difficulté boobu noonu moom la ñuy joytu pour que difficulté bi levé wu ñu defaral ñu tali bi ñu dem ñu bëgg a émerger dañoo bëgg a émerger te tali bi moo ñuy émerger loo commencé nañ ko nag nañ ñu koy yeggalal ngir yàlla. dégg nga de gars yi ne 4 mois lañ leen waxoon te fu mu toll nii presque yéen a un an. moom jaaxal ça nous fait déggoo ma ne la moom moo nekk c'est une doléance cri de cœur la ñuy lancé taxaw na xamuñu lan moo ko taxawal nañ ñu ko yeggalal ngir yàlla. kon daal saa waay xam nga yow li daal yeneen gox yi ñoo leen dal rek élection buy jub si gars yi day jékki-jékki daal leen sexal quoi. loolu kese la. leen sexal quoi. c'est ça beneen bi nga des mooy sur le plan sportif ñun dañoo nekk ci zone boo nga xamante ne dañu nekk ci zone 6A de Sindia zone 6A de Sindia bi ñu am fi ñaari stade mooy le stade de Sindia ak stade Guéréo stade Guéréo bi nag depuis pratiquement 2009 ba léegi lañ ko am à travers le ministre l'ancien ministre Youssou Ndiaye mais booba léegi mu ngi toll ci stade clôturé terrain vague ñuy lancer na cri de cœur la commune ñu ñëw jàppale ñu ci les bonnes volontés ñu jàppale ñu ci pour que jeunesse bi ñu am un stade digne de ce nom parce que ñun dañoo bëgg. la question que je pose mooy ma tuuti ma ñëw parce que man dama koy fekk ñaari rassemblement yoo xam ne nii chaque jour da ngeen naan mairie bi yëgul te je pense bien que nit bu fekkente ne mu ngi xeex benn affaire mais mairie bu fekkente ne yëgul moom moo war a jël xeex bi en main. première rencontre ñëw naa fi fekk ma fi représentant maire tey jii aussi nga amaat benn rencontre fekkal ma fi représentant maire mais je me pose la question yéen xeex bi xanaa maire da leen see jiite rek bàyyi leen. non jàllaxuñu li nga xamante ne moom lañ si waroon def de manière procédurale ñoom ñëpp yëg nañ ko ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk organisation bi dem nañu si maire réunion nañu fi réunion bu am solo veille tabaski bi wax nañ ko kanamu adjoint au maire ne ko am nañu daje le 18 tous les conseillers de Guéréo sont au courant de ce rassemblement tous les conseillers de Guéréo le premier adjoint au maire s'il est au courant pourquoi le maire administrativement ne peut pas être au courant ñun nag on va mener le combat sans eux combat bi on va le faire sans ñoom su nekkente ne fekk si nañ si xayrun suñ ci fekk sewul nous on va faire le combat. merci. loolu day kàddu yoo xam ne ñu ko nangoo ci Souleymane Faye kon mbokk yi loolu introduction kese la woon maanaam ubbite la woon am na nag ay questions yoo xam ne soulevé na ko léegi li ci des mooy comme dañu ne jàkkaarloo askan wi c'est la voix des sans voix léegi dañuy jël kàddu gi delluwaat population bi su ko defee ñoom it ñu am ay kàddu yoo xam daañu ko ci mën a yokk. maa ngi tudd Amadou Ndione dëkk fii ci Guéréo Guéréo nag buñ ko waxee dëkku lébu la te lébu yu am jom ñoo fi dëkk tey jii bu ñuy wax ci Guéréo ñun ñi ndaw mën nañ ci wax ak li ñu si jot a dund surtout jeunesse bi xam na ñoo toll ci liggéey Guéréo moment yi la am problème mu jafe-jafe suuf jafe-jafe bi nag li ko indi yépp mooy ñu nekk ay nit ñoo xam ne sont pas des responsables munoo soxle li nga soxla ci askan wi nga ñëw nga ne leen dinaa leen teew ci commune bi lépp lu seen jafe-jafe dinaa leen ci dimbali tey jii problème mu suufu Guéréo ban conseiller nga gis mu taxaw fi ban maire moo mës a taxaw ci soxla Guéréo muy le maire commune Sindia xanaa soxla boppam boo demee commune doo ko fa fekk boo ko woowee doo ko jot lii xew ci commune bi ñoru ko mais population bi ñoo war a mën a am fulla ak fayda ba xam ne ñoom ki ñuy jox seen voix day nekk koo xam ne son responsable la bu mat sëkk doomu aadama bu nekk sa bésu dund mooy sa bésu dee loo ñemewul taxaw ak sa nawle nga wax ko te yàlla rek tax
defe naa ne keneen mënul tax ngay dellu gannaaw gis nga nit ki li mu am tey def si tarbiyu. mais lan moo tax ñoom bu sentir leen ci xeex bi xanaa ñoom dañ cee gisu seen intérêt. waaw parce que yu bari yu am fii ci wàllu suuf ñoom dañ leen siy touché. ok ay complice lañ def. waaw. xam nga lu toll nii décret Sonatel bi tey jii ñun ñu population bi ñu ngi ci am jafe-jafe tout récemment bi ñu réunion ak adjoint maire ak président domanial ñoom dañ na leen carrément projet Sonatel bi si 200 hectares Sonatel soxla 160 hectares 40 hectares yi nekk ñoom mënuñu wax ne fan la nekk loolu jafe-jafe la loolu jafe-jafe la jafe-jafe weesuwul yow sa askan dénk la am yaakaar ci yow la xam ne si la ñuy war a amee repère yow mënoo ci wax lu leer loolu catastrophe la boote askan wi ñoo war a xam yan responsable la ñuy jox seen voix nit boo matul lan lañ lay dénke nit koo xam ne sa waay tu as trahi ton propre père pour être un maire kooku est-ce que war nañ ko jël di ko jox di ko dénk mairie loolu c'est pas normal. léegi ñu jël 50 hectares ñu bëgg a jël 50 hectares jox ko benn nit te nee nañ ab tubaab la. waaw problème mu lagin bi ñun mënuñu ci ànd tey mënuñu ci ànd ëllëg 50 hectares mënuñu ko jox koo xam ne tey jii ba nga soxlee suuf si ñëwoo ci population bi mais population Guéréo ñàkkuñu fayda Abdoulaye Wade 2012 ñëw na fii bëgg a joxe suuf soosu mag ñi bàyyiwuñu suuf si neen te ay kilifa lañu Guéréo duñu tooñ Guéréo njàmbaar lañu mais nag kenn du leen tooñ gis nga suuf bi day wax rek président Macky Sall mii xam ne moo signé décret bi xam na doomu Guéréo duñu tooñ te jàmbaarta lañu te décret bii ñun duñ si dellu ginnaaw duñ si dellu. mais état dafa bëri doole te kenn mën a xeexal moom. non xam nga mbir mi du mbiru xeex mbiri xam ne lii jaadu sa diggante ak sa population état amul lu muy bénéfice su la du la population am soxla mais état bu demee ba tey jii li population am soxla mu koy xañ y'a problème yow ba nga soxlee population bi nga ñëw tey jii 50 hectares noonu lañ koy joxe koo xam ne ñëwoo diisoo borom tool yi waa commune ñu ne yéeguñu te ñoom bu léegi kenn taxawul fii wax ci problème mu décret bi woowoo mag ñi wax seen ñoom nga taxaw fi nga taxaw mais loolu dafa luus. li may tàggatoo nag mooy damay wax ndaw Guéréo nekk leen ay responsable dund ak dee ñoo ànd sa nawle nag buy def ay tooxi doona bul ànd ak moom ca la muy def nit nag ku ci nekk suba di nga layoog sa diggante ak sa borom tey ji bu ñu toogee fii suñu xol seeti suñu nawle moo ñu ko def bu ñu ëppalewul dara te lu mu doon tey ñun ñoo ko jox boote nag nañu xam ne ah man day fi ma nekk nii du ma dellu gannaaw waaw xaw ma nag kaneen mais man ñeme naa taxaw loolu wax ko si kaw wasalaam. li ma bëggoon wax mooy problème ndos dex ga foofu ñuy wax ndos foofu état bëgg a jël jox ko GRA mooy directeur Décameron Baobab hôtel bi ñuy wax Baobab GRA moom mooy directeur bi foofu noonu moom moo ñëw négocier ak Macky Sall signal ko foofu pour mu def fa hôtel mais instant bi moom GRA moom en personne xam na ne affaire lu jàll parce que tey jii may wax ak yow nii ndos suñu bakkan lañ jaral on va se battre man dëgg naa sax nga naan état kenn doo xeex ak moom mais ñun fii nii yàgg nañu xeex ak état moo tax ñu xaw a tardé nii xam nga la Macky Sall su fekkente ne gor la signature boobu mu def noonu naka jéem a dindi xam nga parce que foofu noonu suñu maam yi ñoo ko moom
suñu papa yi ñëw doon ko ñun ñu doon ko man miy wax ak yow nii foofu noonu bay naa fa ay plus de 15 ans Guéréo ak Somone dex gi moo leen séparé naturellement c'est l'embouchure fii dex gi géej gi bën ne dex gi foofu la Somone boor bi la féete Guéréo féete boor bi un point barre am na benn papier boo xamante ne ni mu ngi si chef de village u Guéréo en 1947 la ko gouverneur signé woon xam nga bon donc ñoom li ñuy wax ni ay peine perdue la on va se battre jusqu'à l'ultime seconde de notre vie xam nga on va amul ay état ak affaire yooyu état on se bat avec l'état parce que état su fekkante ne moom day ñëw di caay-caay population war nañ mën a am fulla ak fayda jaayante ak état boobu noonu est-ce que xam nga la wax. ndax jaayante bi kon moo tax seen projet yi benn àggu. waaw projet yi Macky Sall faluñu ko pour mu xool dëkk bu ko neex mu defal lu ko neex dañ ko fal pour mu defal dëkk bi yëpp xam nga la amul kii ñoo ko watal wala kee ñoo ko watal mais Sénégal moo ko war a ñor xam nga même bu ñuy xeex ak moom sax Sénégal rek moo ko war a ñor quoi parce que amul ne Guéréo laay def fii parce que du ma fi def dara parce que votaluñu ma wala ndaya def dara parce que votaluñu ma il est bête yooyu noonu gars yi di xalaat dañ ko war a bàyyi xam nga réew mi dañ bëgg mu avancer. apparemment Guéréo ñoom Macky Sall lañ voté si Macky Sall lañ voté mais ñoom dañ bëgg a jox suuf si Gara mais loolu ñun ñoo koy wax nii rek mais Gara moom sañul teg foofu tànkam xam nga man xam naa loolu xam naa ne affaire ça n'avance pas tant que ñun ñu ngi fi du avancer même armée nationale bu ñu ko indiwoon fii dañuy wàccee xeex ak ñoom ba ñu dee ñoom ñu soog a sanjaan foofu la ñuy sanjaan foofu noonu. suñu Guéréo gii moo ñu ñor parce que mooy lan Thiafour am na chef de village Soro Xasab am na chef de village Guéréo am na chef de village Somone am na chef de village mais chef de village yooyu dégguma si kenn ku wax te Somone li tax mu yëngatu si suufi Guéréo mooy de Cameroun ak Boucar Sadj te waa Somone sax ñoom yëguñu sax seen Boucar Sadj moomu mooy jéem a attaqué Guéréo pour ñu jël suufi ndos loolu du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu suba du ñu ko nangu ginnaaw suba te chef de village yooyu yëpp yëg nañu ne suufi Guéréo suufi ndos mu ngi am problème boobu nag mënu la sedd te waa Guéréo jëluñu seen suuf ñun soxlawuñu alali kenn géej la ñu yaakaar ak àll bi ñun boo gisee fii ay xale rek ñoo fi toog léegi nag renseignement bi leer na doomi Guéréo yëpp léegi keneen ku fa dem di fa jéem dara lu la fa fekk. xamoon nañu noonu ah loolu day wóoruma waaye li ma la wax nii wax ju wóor peñ la war na yëg parce que ñun ñetti chef de village ñoo dëkk côté bii muy Soro Xasab Thiafour ak Guéréo Somone moo dëkk boor bële Somone nag la mu moom mu nga féete boor bële waaye Guéréo ak Somone ak Thiafour ak Xasab ñoo moom côté bii waaw Somone nag gis nañu site bi fii xam nañu ne amuñu site bu mel noonu moo tax ñu jéem a taxaw pour jël ko si Guéréo mais xalaatuñu ko waa Somone yi sax duñu si wax Boucar moom la moo waa Guéréo ak de Cameroun ne yow wóor na nag affaire bi dootul sedd fu ñu mën a teg seen tànk dinañu fa teg suñu tànk ñun politique ñu si waaye suñu alal la ñu soxle bu mu fa duggati bu mu fa ñëwati bu buggee dee ñun pare nañu gaynde guy nelaw nag ku ko xaañ yaa tooñ sa bopp ah décret bi bu fekkente ne ñi ko signé woon xamuña dinañu dellu ginnaaw parce que dinañu gis dëgg ay commencé mooy mujje te ñun ñu ngi si dëgg de du ñu dellu ginnaaw de waaw ñëwuñu fi pour politique ak kenn. site boobu ñuy wax Lagine ba xam naa ko Serigne Faye mais wax sànq xam na ko parce que liggéey naa fa des années xam naa la fay génne ci resto yi laa nekkoon comme cuisinière dégg nga ñun Guéréo xamuñu woon sax lii marche xamuñu ko yow journaliste nga boo xoolee xam ne ñun Guéréo xamuñu marche di dox di dem di ñëw ñun xamuñu ko dañ ñoo tooñ nag gaynde guy nelaw la boo ko yeewee rek loo gis rek yow la yaa ko teg sa bopp Guéréo ñun dañ mel ne amuñu autorité parce que yow xam nga ne lii xew nii lii jaaduwul te ñun ñu ne dañoo am ay responsable yoo xam ne ñoo leen élire fii ba président Macky Sall faloo ba léegi moo fi gagné dès le premier tour lay gagné fii Guéréo kon dama yaakaar ne lii ñu ko signaloo dañ ko lëre xamul ne site bi Guéréo moo ko moom parce que wàllu wee dafa fari Somone wàllu wi jéggi nii benn waa Somone ñëwewul jéggi sa tànk parce que ku si nekk xam nga fa nga doon fekk sama muy bay nga ko yóbbul ndox waa Somone bi ñu attaqué président Macky Sall nag ñii ko wax lii ba mu signé décret bii dafa xamul Guéréo nag ay lébu lañ niñ ko waxee du ñu tooñ kenn waaye ku dugg ci ñun loo gis rek xamal ne yow la
te suñuy suuf lañ am nag ak navigation mooy suñu profession. Guéréo ñu ngi nii gis nga jigéenu Guéréo jàppuñu ci dara jeunesse Guéréo ñu ngi nii jàppuñu ci dara jigéen ñi dañuy jóg 4 heures du matin dem ci Guana bee nekk jas pour ñàkk pour am ñu am suñu ay suuf fii ñoom ñu jël seen suuf ba mu jeex war a retourner ñun ci suñu suuf jël ko jariñoo ko day yomb dañoo ne woon patt nag parce que lébu lañ xamuñu ñaxtu waaye nag pataaral gi dafa ëpp na torop li ñuy nax bëri na di andi ñëw joxe fi des hectares ay nit ñu ñëw andi seen ay schéma lii la ñuy def wan ñu ay supermarché wan ñu lu ne te dara du ci ne ñun nag jeunesse bi ñoo bëgg suñu suuf ñu jariñoo ko liggéey ci ñàq si toog si suñu dëkk liggéey am comme ñëpp looloo ñu ñor te président Macky Sall la yaakaar naa ne looloo ko ñor man miy wax ak yow nii fu mu langue damay xataraayu ba jeex Modou Faye Gamol xam na ko dégg nga bu ñu xataraayu nag pour président Macky Sall pour émergence nañu émerger ñun parce que duñ ko émerger te moom duñu émerger loolu dafa ñaaw ah xaw ma nu mu yëgee de waaye ñun ñu ngi bëgg a dee fayul naar bi xoromam parce que ñun Guéréo gisuñu dara ci état wam man miy wax ak yow nii dara baaxu si ñoo ngi nii waxuma la yoon wi sax mais jigéenu Guéréo ñoo jëkk sonn xoolal jigéen buy jóg 4 heures du matin di dem ba jas Guana pour mën a am 2500 pour journée pour loo ñëw indi sa njaboot te ñu yor suuf su toll nii war kaa jariñoo ak suñuy njaboot ak jeunes yi nekk fii dama dégg ñu ne président Senghor da daan wax ne nitu Guéréo li tax mu bëgg leen dañoo ñeme ñàkk te yow xam nga ne parité ñu ngi koy wax waaye kenn du ko wax ci navigation te Guéréo mooy seen profession dañu am métier moo xam ne ku dul jàmbaar doo ci dem ñuy ay jàmbaaru fàkk tëdd góori Guéréo jàmbaar lañ jigéeni Guéréo jàmbaar lañ président Macky Sall ñun liñ ko jox nañu jox ñun li ñu moom ñu toog ci suñu dëkk ñàkk jariñoo fi lu may tàggatoo mooy ñun Guéréo ñun ñëpp ñoo taxaw nii parce que lii daawul am nga gis ay jeunes yu taxaw nii def ay t-shirt tout rouge ñëw taxaw nii di ñaxtu daaw fi am c'est que nag dañu dem ba jeexal suñu suuf si dafa jeex te gisuñu si dara ci ay naxee mbaay fi mu nekk nii ngor ya lañ koy ñaan dañ na gis nañ fa 80 terrain population wu Guéréo tey ku si soxla kër ñu ngi nii di ma dégg boo jëndul doo am boo jëndul des millions jàpp 3 millions ba 4 doo am ñaaw na ci dëkk jaaxal nañu nag amaguñu fuñ dëkk président Macky Sall loolu na ko def si xelam waaw. nit ki doo ko jaay terrain ba pare mairie jox ko këyit mu ñëw bëgg a liggéey nit jóge fële ñëw na ko doo liggéey loolu après lu mu jural suñu waajur yi jaay seen terrain bu ñu yéegee ñun ñi ñëpp dañuy yéeg te ku fi tëdd doo nelaw kon lii li mu war a jaral population wu Guéréo surtout ndaw ñi ñu jóg protéger suñuy waajur yi xam ne lii mooy seen teranga te it ñun suñu teranga mu ngi si parce que gis nga ñi jënd fii ñëpp tey jii man mii dañ may jëlloo ay employé pour suqali Guéréo ñuy jël ay nit fii ay jeunes ñuy dem di liggéey ñu di leen fay ñuy ñëw di faj seen terangay kër mu jaar si man mii kon donc ñi fi jënd cuune wuñu bu fekkee liggéey rek la tubaab bi dàqu leen ko nañu waxante dëgg bu fekkee liggéey rek tubaab bi dàqu leen ko te tubaab bi jóg na day liggéey ñoom xam ne ñun bu baax a baax sama frère yi liggéey Baobab yëpp xam nañ ne bu baax a baax nañu taxaw wax ne Baobab lii la liggéey biir Somone yàlla li mu yàq biir Somone kay tey ñun jeunes yi fii ko fëgg kër googu fëgg benn ñaar ñett mu ngay gaal yooyu est-ce que gaal ñeme na teer tefe si Somone bu jàllee fii tey jii punition ba waa Somone am fële dinañu am bu ko gën a metti biir Guéréo kon ñun bu ñu jógee di xeex li ñuy xeex dafa war a doon loo xam ne lu dëggu suñu la mais pas taxaw wax rek yem si pas taxaw wax yem si nañu góorgóorlu quoi xam ne Guéréo ñun ñoo ko mën a soxali ñun jeunes yi foo ñu jàppoo quoi góorgóorlu doon benn bataay bi doon benn yàlla defal ñu suturlu si lu ñu bëgg maa leen di jéggalu ba jëm kanam wala dafa ne boroom moo koy fajal boppam te am nañu lu ñu metti lu bare bari te kuy dajale ay lu metti di ko dajale boo moytul boo ko fajul dee moo la siy fekk dafa jot nag Guéréo amatuñu fu ñu tur mbalit bu ñu amee seetlu bu baax
amatuñu fuñ tuur mbalit si kër jàmbur la ñuy tuur mbalit ay terrain abandonné wala ay terrain yoo xam ne taxawaguñ fa la ñuy dajale ay mbalit di ko fa tuur loolu jaaduwut. beneen bi may wax wàllu découpage du dëkk bi ni ñuy daggee dëkk bi xooluñu école ëllëg actuellement suñuy doom double flux la ñuy def fii ñun ñëpp fi lañ jànge mais def mosuñu def double flux géeroo de bële bu moytul foofu la jëm ñiy dagg dëkk bi les autorités xalaatuñu ne suñuy doom ëllëg ak seeni doom dañu war a jàng sóoraalewuñu dagg boobu. beneen bi dañuy dund dee ñëw ba ñuy dagg sóoraalewuñu sa ay cimetière boo xoolee plan wu Guéréo yi da ngay tiit maa ngi wax nag si au nom d'une association ànd liggéey Guéréo ay jeunes lañu ñoo xam te ne wax dëgg yàlla dëkk bi yëpp war nañ leen xool jàppale leen bu baax parce que li leen tax a jóg dara lu dul lu ñor Guéréo wàllu foncier ñu ngi koy wax wàllu santé ñu ngi koy wax wàllu éducation ñu ngi koy wax mbiru foncier bi nag dama siy wax parce que sama jigéen bi am na lu mu wax si Ngoree léegi la commune dafa dagg Ngoree foofu ñu dagg fa 372 parcelles ki ko doon dagg ñu jox leen 30% ku jàng ku nekk 372 boo jëlee 30% nga joxe ko gis ngeen conneries yi fi nekk ñoo bari dafa jot nag ñu régler ko il est temps que ñu régler ko parce que mbéyum kanam borom moo koy fajal boppam. beneen bi may wax muy le maire de cette commune dëkkul Guéréo parce que dafay fanaan rek bu jegee yeewu dem les conseillers yi fi nekk ñoo xam les terrains ñoo xam les tool yi nga xam te ne nit ñi ñoo ko moom ñoom ñoo ko xam donc ñoom ils sont les premiers fautifs mbir mi nañ ko waxte dee conseillers yi dëkk si dëkk bi ñoom ñoo ñu bëgg a emmerder te ñun ñu ngi seetaan te li seetaan actuellement ñu ngi waxu ndos bu ñu paree faneen la ñuy wax ku amul tool ndos sama am fa tool bu ñu paree ndos faneen la ñuy wax projet Sonatel bi xoolal conneries yi gën a rëy si conneries foncières yi gën a rëy si Sénégal Guéréo la xew actuellement loolu nag nit ñi xamaa du ma daaneel te waxuma mbiru sécurité Guéréo moo ëpp fu ñuy sàcc xar yëpp Guéréo moo ëpp fu ñuy sàcc xar insécurité la beneen bi wàllu ndox bi ñu am ndoxu mauvaise qualité la boo taajee ndox bi dafay boo ko taajee bàyyi ko tuuti dafay xonq eau bu mauvaise qualité beneen bi wàllu ndox bi quartier extension yi man fa laa dëkk extension yi laa dëkk quartier extension yi amuñu courant duñu am courant presque loolu dafa ruus lu si dëkk bu toll ni Guéréo vraiment bu ma soñoon daal ñu gën a intensifier ces actions là ñu gën ci taxaw bu baax a baax pour l'intérêt de toute la population de Guéréo vraiment maa ngi jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp voilà. nañ ko wax te dee xam nga moo fi nekk gis nga ñi ñuy tudde ay conseil man xam nga nu ma leen di tudde ay courtier ñoom ñoo nekk ci ginnaaw lii am fi yëpp courtier maanaam très bien courtier ah waaw dama ko waxee ci kàllaamu léwu ñoo nekk ci ginnaaw lépp lu ñuy wax fii ñoom ñooy responsable lépp lu ñu wax fii lu bon lu ñu fi def rek ñoom ñoo nekk ci gannaaw parce que nit mënu fi am fii dara lu jëm ci wàllu këyit te jaarul ci ñoom li ma gën a jaaxal ci ñoom dañ mel ni man jànguñu dara xamuñu tous dañ leen di signaloo ay këyit yoo xam ne xamuñu ko mais c'est honteux loolu war nañ ko rus ay doomu Guéréo di caxatee Guéréo loo xam ne keneen moo waroon ñëw di ko def nga xeex ak moom yow nga koy def koo ci gis weer lay am ñu ne conseil la weer lay def dawal 4x4 am kër gu rafet ah li may wax su fekkee du dëgg yéen weddi leen ma waa Guéréo ah mais su dee du dëgg waa Guéréo laa nekkal nañ ma weddi ku ci falu ñaari weer nga dawal 4x4 yor kër gu rafet takk ay jabar di xalam mais dafa yomb mais ñun jeunes yi ñun ñoo war a taaw xeex loolu man pare naa pour lépp man Mbaye pare naa pour lépp xoolal maa ngi koy waxee ci rajo waa télé nañ ma dégg àddina nañ ma dégg man pare naa pour lépp gis nga li nga xam ne waa Guéréo ñoo ko moom man ma dëkk Guéréo man Mbaye pare naa pour lépp xoolal man maay ki nga xam ne tey laa koy wax fii mu leer benn politicien mënul taxaw sama kanam ne mos na ma jox ñaar dërëm sama baat ci kaw ci télé laa taxaw ak sama famille ku ma déggal laa wax de ak sama famille ku ma déggal damay wax bu baax ñi may wax xam nañ li may wax ñi may waxal xam nañ li may waxal bu baax benn politicien mosuma jox ñaar dërëm yaakaaruma politicien sama ñax laa yaakaar te nit ñi lañ war a bàyyi waa Guéréo politicien bi dugg sa biir kër un conseiller jox la benn 10 000 francs wala benn 15 000 francs nga ànd ak moom pour lan mais yéen a ngi xoolal
xam nga li yàggu fi li may wax ni même tuuti li yàggu fi li may wax nii yàggu leen xam ay conseil ñu bëri yàggu ñu ko xam te yéen a ngi doon dund ak seen ngor mais continuer leen ak seen ngor askan wi ñoo mooy yóbbante ko ɓeyda men ko heewani aduna yimɓe yo jogo fulla e fayida so ala fulla e fayida ɓurɗomo doole fof fiima ay oɗo so ɓuri kam doole so hawre kam e bedda tan o fiyatam o yaaha laamu ala hen hay batte ala hen ɗum noon moƴƴani e leydi moƴƴani ko wiyete démocratie par ce que ene mbaɗi loi ji ene mbaɗi interdire ko gueɗe baɗeteɗe ɗe moƴƴani rew dafa am ay yoon am ay loi di tere ñu def yu bon walla ku bari doole dóor ku néew doole et cetera et cetera ñëpp ñoo war a yem ci yoon bi ñëpp ñoo war a yem ci loi bi mais suñu dëkk dafa mel ni ñun yoon bi yoon amatul loi amatul ku bari doole ku bari xaalis ñoom ñoo yore réew mi bari nañ xaalis day ñëw fii jël benn paas jël waa ji sama xarit bi nekk fii yóbbu ko fee jox ko benn valise 800 000 waa ji musul gis 100 000 francs mu jël ko après mu di machin après li nga doon dund sa terre ñu jël ko sa doom duñ ko donn et cetera et cetera loolu dañu war a bàyyi nit ñi xaalis dafa lay dimbali nga dund mais jarul nga jaay sa bakkan nga jaay say comment on appelle ça ndimaagu sa ngor pulaar bi di ndimaagu français bi honneur voilà nañu bàyyi loolu deuxièmement suñu gouvernement yi wonɓe dow ɓe ko enen mbaɗi ɓe toon suñu responsable yi ñoo leen élire campagne électorale bés bu nekk dañuy jaar fii yónni ay nit ñëw su ngeen ma falaatee naa def lii mam hokkoon ɗum ɗo ma waɗa ɗon mbedda ma waɗa ɗon ndiyam ma waɗa ɗon terrain football ma waɗa ɗon jardin d'enfant so ɓe gañima ɓe gayni ɓe yejjiti on fàttali na leen suñu gañe fàttali na leen seen ñàkk ndox seen ñàkk électricité seen ñàkk yoon seen école seen doom seen ñàkk dispensaire seen yoon nekkuti ci boo beneen élection ñu ñëwaat et puis à chaque fois su ñëwaatee ñu mel ni ay dof ay mbaam ñu renouveler mandat bi parce que 3 semaines nekk nañu fii di wax et loolu warul rek mën nga wooteel nit wootal nga ko pour mu ne dala defal lii soo demee ba gisoo lu mu doon wax gisoo li ngeen diggante woon mais jógal nga ne gaañ du li leen waxantoon du li leen diggante woon du lii nga ñu waxoon ba ñu dem wooteel la defal la campagne électorale et tout ça mais léegi ñu wooteel la après nga dem sa première mesure mooy jox suñu dundukaay suñu terrain jox ko benn toit bu joxee fee kenn xamul sa xaalisam bi fan la nekk xaalis bu leerul xaalis bu natul ñu jox ko dëkk les habitants d'ici là tout dit démerdez-vous kooku waruñ ko nangu loolu mooy combat bii waa Guéréo yéen a dëkk fii ñun ñu jógee fee ñëw jaay ñu ay terrain pour def ay kër ay machin ñun ñëpp ci combat bi lañ bokk enen ndendi oɗon combat il faut ndara ɗen calo ɗen cipre ɗen kaɓe ɗen gañe ɗen merci. askan wi ñoo mooy yóbbante jërëjëf kon mbokk yi émission bi dañu commencé woon noonu lañu koy jeexalee dégg nañu kàddu yi nga xam ne plateau bi wax nañ ko léegi dañuy dellu soit ci plateau bi daal ki nga xam mooy Ousmane Thiam moom moo jiite collectif bi mu ci yokku Ousmane dégg nañu wax ji daanaka wax ji benn la du ñu seetaan benn yoon waa Guéréo taxaw nañu tembe fas yéene jàkkaarloo état bi ndax 50 hectares ñu bokkoo jël bokkoo jox benn nit ñoom nee nañ loolu moom mukk du ci dal ana loolu yokk ci loolu. waaw Seydina comme ni nga ko waxee rek yaakaar naa ne lu ci ëpp solo ñii jël kàddu sànq wax nañ ko mot d'ordre bi lenn rek la mooy lii du fi am ndax duñ ko seetaan benn yoon te yaakaar naa ne lu nit ñi di fàtte mooy Guéréo dëkku cosaan la dëkku diine la
ay kilifa yu am solo ñoo ngi fi te benn yoon duñ ko seetaan loolu di jàll. léegi ñu wax ci problème mu 50 hectares yooyu parce que man jusqu'à présent je n'arrive pas à imaginer 50 hectares yu ko daal di koy jox benn tubaab man c'est ça mon problème mais c'est pas le problème. lan mooy origine problème mooy li may wax rek xam nga yàlla bu la nattoo ay cuune jiite la yii mooy xew lu tolloog 50 et quelques hectares ci jamono yi ñuy toll ñu ngi en 2019 de te Guéréo du àll fii àll amu fi àll bu ñuy pasar wala àll bu ñuy maye wala àll bu ñuy joxe amu fi loolu nit ñi di fàtte. léegi par rapport à ça yéen def ngeen ay gëstu parce que ay intellectuel ngeen nekk ci biir yi ba ngeen demee ba ci biir tey ji bu fekkoon te yéen ngi jàpp seen saa ci ñaan lañu. waaw ñan ñoo dem topp Macky Sall ba signé ko décret bu ni mel. man dama yaakaar ne c'est un peu flagrant. dama yaakaar ne il a été bluffé dama yaakaar ne xamul lu xew ndax sànq Demba mii toog mu ngi naan ci décret bi ñu ngi fi wax waxu Somone alors que boo ñëwee ci terrain bi Guéréo la donc loolu ay xeetu dóor la rek ay xeetu bluffé la rek. ay xeexu dóor la. xeetu bluffé la quoi. dóor rek. en tant que président aussi il doit être renseigné tamit. waaw mais xam nga souvent da ngay dégg ñu naan benn nit rek mënul def lépp président man lu ma koy conseiller rek mooy mu xoolaat entourage am parce que du moom mooy ñëw sur le terrain dafa am ay ministres am ay directeurs généraux am ay maires am lu nekk donc information yooyu am na loo xamante ni xëy na moom ci wàllu boppam mënu ko maîtriser ñi nekk sur le terrain rek ñoo ko mën a xam te ñooñu nag bu fekkee ne que waaw mooy li ma la wax rek parce que décret bi tey boo ko xoolee président signé na ko d'accord mais ministre signé na ko ministre signé na ko premier ministre signé na ko autant ministre Ba. ministre Amadou Ba moo ko signé woon à l'époque ak Birima Mangara ak premier ministre ma teg si leen ana premier ministre ana Amadou Ba ana Birima ana Youm foofu laa yem ah duñu doy na borom duñu daal doon na borom xaram léegi ñëpp xam nañ ne état bi muy doole te boobu léegi yéen a xeex bi quoi. et jusqu'à présent dafa mel ne amul benn évolution. kon attendez-vous ko bés mën naa ñëw rek Cameroun wàcc fi ak ay militaires am ne suuf si dama koy jël. Bouba la maa ngi taxawaay collectif. waaw loolu moom mooy li nga wax rek mooy ñu suma gars yi wax léegi ci njëlbeen dama ne loolu du fi am wala bu naree am de xëy na ci ay cadavre la ñuy jégg pour mën a def loolu te yaakaar naa ne Macky Sall loolu jarul ko. loolu jarul ko nga yaakaar mais li ko jaral mu jël si décret bi ngay joxe. il a été bluffé mooy li may wax. dañ ko ndax. waaw maa ngi sant ñëpp en tout cas teewaay bi rafet na di gërëm aussi ñëpp mag ndaw góor jigéen di leen di gërëm aussi seen liggéey vraiment seen liggéey rafet na ñoo ngi leen ci gërëm bu baax a baax wasalaam. jërëjëf kon loolu di ay kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci ki nga xam ne moo jiite collectif bi di Ousmane Thiam kon yaakaar naa ne lii moom lu ma ciy wax daaf yaakaar naa du bari parce que defoon naa ko commentaire récemment ba ma ko defee aussi ñu bari wax ne ma da ngay bàyyi commentaire yi mais des fois aussi yaa yenn injustice yi boo ko gisee dafa booy commentaire sax doo ko tey quoi parce que dama ne mënu ma comprendre lu doy ne ab localité ay nit juddoo fa màggee fa seeni baay ak seeni maamaati maam doon fa béy ñu xëy benn bés ne suuf soosu leen moomatoo leen ko dañu koy jël jox ko ab tubaab mais tubaab boobu bëri na doole non c'est extraordinaire parce que lu doy ni 50 hectares nga bëgg ko jël daal di koy jox benn nit kese mais bàyyi population bu Guéréo mais je me pose la question ci ban Sénégal lañ ne loolu moo tax tey ji jeunesse bi ñu ci bari si ñoom tey ji am déception ci dirigeants yi loolu moo tax tey ji jeunesse bi ñu bari si ñoom bi amatuñ yaakaar ci seen dëkkuwaay moo tax ñuy mbëkk gaal yi dem à l'extérieur lii la problème bi c'est ça non c'est vrai non lii problème lii la chaque jour nga dégg ñu naan immigration clandestine mais fii rek la nga xam ne askan wi ñoo ko moomal seen bopp ñu ngi jël di ko foqati seen loxo di ko jox ay nit ñoo xam dëkkuñ ci dëkk bi foofu àla kuli ay gars yi dañu dem ci à l'extérieur dem uti ko fa quoi c'est ça ce qui est aberrant te puis li ci gën a metti aussi mais booy dem bay jox koo xam ne ni mu ngi ab tubaab la mais da ngay jéem a xool ñu nekk ci dëkk bi d'abord ndax soxla wuñu ba noppi mais jël lu doy ni 50 hectares daal di koy jox ab tubaab bàyyi ay sénégalais loolu dafa doon loo xam daal lu metti la en tout cas jooyoon dañ ko fi bi passé ñu ngi koy jooyaat encore di sàkku ci président Macky Sall ngir lu ñu mel mu jël ci ay matukaay
chaque jour dama koy wax chaque jour ñu ngi naan pétrole ak gaz boo mooy dina taal Sénégal man leen déedéet Sénégal buy tàkk ci suuf lay tàkkee Sénégal ci suuf lay tàkkee parce que am na ci ay nit ñoo xam ne ay prédateurs la ñu woon suuf rek la ñuy wër suuf rek la ñuy wër te ñooñu bu fekkente ne Macky Sall jëlul décision arrêté leen ñooñu daañu taal Sénégal te population bu Guéréo dégg ngeen engouement bi dégg ngeen détermination bi ñu am ak engouement bi ñu amee nee nañu seen suuf la seen suufas maam la seen maam ñoo leen ko bàyyi ñu donn ko kon du ñu seetaan mukk ci àdduna ay nit di ko jël di ko jëfandikoo ci seen kaw kon je pense bien que Macky Sall lii war na ci mën a jël ay matukaay kon ñu leen sant leen gërëm bu baax a baax population bu Guéréo gis nañ mobilisation bi rafet na waaye tamit ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax collectif bi ñi nga xam ne ni boobu ba léegi ñu ngi topp xeex bi di ñaan yàlla ak émission bi doon suñu émission bu mujj ak ñoom su ko defee wax dëgg yàlla saafara mën cee mën a jógee kon ñu ngi sant di gërëm ñëpp maa ngi sant di gërëm bu baax a baax Thierno Daf suñu correspondant bi nekk fii ci Mbour réaliser émission bi waaye tamit maa ngi sant di gërëm bu baax a baax El Hadj Saliou Bey mi féete woon ci wàllu réalisation bi féete woon ci wàllu caméra bi mënumaa jeexal te sant ma gërëm Barak Mbaye mi nga xam ne féete woon ci wàllu montage bi kon mbokk ñu ngi leen di dig daje ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf.